asalaamaaleykum mbokk Sénégal ni ñu koy defee altine bu nekk seen émission autotransport nag nekk na émission boo xam ne di leen jukkil lépp luy xibaar ci wàllu demee dikk bi muy jaww ji géej bi wala tali bi tey nag ñuy waxtaanee mbirum géej gi yu bëri sax dañuy naan léeg-léeg sax dañ leen di xaw a fàtte parce que gisoon nañ ci fan yi passé xibaar yi ci wàllu demee dikk bi ci aajo tali bi mu juróon grève bu métti ba askan bi ñenn ñu bëri sonn ci ñëpp ko yëg mais tey nag dañuy fas yéene waxtaanee demee dikk bi bu ci géej bi. ak impact mu war a am ci koom-koom bi moo tax ñuy wax le transport maritime et son impact dans l'économie nationale moo tax ñu am qualité di fa dalal ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu dem dikk rawatina aussi ci wàllu koom-koom ci wàllu géej bi parce que tamit ci mbirum napp tamit la ñuy yëngatu mooy waa CAPS mooy coalition des acteurs de la pêche du Sénégal coalition des acteurs de la pêche du Sénégal te kii di Aliou Thiam jiitu ko maa ngi si sama ndeyjoor kii di Boucar Diouf nag moo nekk maanaam secrétaire chargé de l'administration bu CAPS ak kii di Djibi Ndiaye tamit nekk nag fii ci marché central au poisson représenté CAPS waaye tamit kii nga xam ne nag mooy Jabal Dia bi nga xam ne mooy coordonnateur national. galaa nag ñuy sóobu ci waxtaan bi ñu may leen ñu nuyoo téléspectateurs ñu tàmbalee ci ak Boucar Diouf. waaw merci Théodore dégg la lii lu am solo la. ñu ngi la ciy félicité bu baax di leen di nuyu yéen ñëpp nuyoo bi ñu ci jiital nag ki nga xam ne mooy président section bu CAPS bu marché au poisson muy président général Djibi Ndiaye teg ci nag ñi nga xam ne ñoom ñëw nekk ci plateau bi yëpp mu di leen di sant leen di gërëm te di ñaan li nga xam ne moom mooy émission bi mu indi njeexital boo xam ne dina jëriñ Sénégal. Djibi ginnaaw bi ñu la nuyoo Théodore Semadou nuyu waa Walfadjri yëpp nuyu directeur général bi xam ne mooy borom kër gi moo ñu daal fii ci marché central poisson. jërëjëf Théodore maa lay nuyu bu baax di nuyu président Djibi Ndiaye ak waa CAPS yi fi teew yëpp tey man nag président collaborateur am laa nekk ci marché bi di fi liggéey muy def lu mel nii invité ma pour ma ñëw assister rek waaye maa ngi koy ndokkeel bu baax. di ndokkeel mareyeur yëpp nag ak waa CAPS yëpp di leen nuyu bu baax a baax. di la nuyu di nuyu waa Walf yëpp comme ni ko ñëpp waxee di nuyu aussi sama kilifa gi fi nekk di général Djibi Ndiaye di président bu collectif du kuréel gu mag bu ñëpp ràññee Sénégal en même temps aussi tamit jël tam aussi tamit fi nga xamante ne mooy marché au poisson aussi tamit di coordonnateur bi aussi bu CAPS. di ku am taxawaay di nuyu aussi tamit ki nga xamante ne mooy le secrétaire général di Boucar Diouf bu CAPS. di sunu kilifa sunu yëpp am taxawaay bu mucc ayib di nuyu aussi tamit su nga xamante ne aussi tamit mooy sunu kilifa gi ñu fekk fii marché au poisson du temps la kon ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm di nuyu acteurs yëpp bu ñu koy wax nag bu ñu nuyoo CAPS rek nuyu nañ acteurs yi Sénégal yëpp parce que coalition bi bàyyiwul kenn bu ñu nee coalition des acteurs de la pêche napp gu mag geex gu ndaw gi kon ñëpp a ngi si biir kon ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp jël nuyu bi di ko teg si loxo ki nga xamante ne mooy président Aliou Thiam mu tasaareel ñu ko si réew mi yëpp. tey mënuñoo wax demee dikk bu aajo ci géej bi wax ci wopp Covid 19. bi nga xam ne ba léegi mu ngi wéy di law tey yéen muy armateur muy napp nan ngeen dundee affaire bi tey. waaw jërëjëf loolu dinañ sawar lool pour tontu si parce que Covid 19 bi comme ni ñu ko waxee muy li nga xamante ne mooy du mbas bi boo xoolee ni mu laalee jéeri ji noonu la laalee géej gi il faut ñu xamee ko noonu parce que lii suñu borom moo ko indi mu nekk loo xamante ne laal na koom-koom bi laal na wér-gu-yaramu doomu aadama yi laal na léppam mais noonu la laalee géej gi. géej gi li nga xamante ne actuellement nii amoon na si même fekkoon sax desi newaat ba léegi ñëpp gis nañ ne après heure bi ni ñu doon xëy di ko wàcc feeñ na si secteur bi parce que tey ji boo ñëwee marché au poisson mesures yi gars yi jëloon tax na ba nañ doon ameewuñ ko nga dem si dans le quai de pêche parce que yàlla dimbal na ma quai de pêche bu Yoff bokk naa sa ña koy gérer nga ñëw foofu gis heure yi ñu daan ubbi heure yi ñuy wàcc mesure barrières yi nga jël produit yi nga xam nga doon jël pour nit ñi mën a jël distance yeex kii barrières yooyu yëpp ñëpp xam nañ ne indi na ay jafe-jafe yu métti si secteur bi mais nag secteur bi nag yàlla def na ne am na ñu xarañ ñoo xamante seen xarañte ak seen njàmbaarte tax na ba ñu ngi doon si am benn taxawaay bu mucc ayib ba jafe-jafe yooyu noonu ñu doon ànd ak moom di xeex ak moom di dund ak moom loolu moom daal vraiment ñëpp xam nañ ne lu feeñ la si secteur bi ba léegi nag topp nañu quand même parce que même génn nañ sax ay subvention ay kii ne jox nañ ko bon ñi nga xamante ne mooy pêcheurs yi boo ñëwee ñu boo lebal bu la lebalee juróomi dërëm ne la ni nga koy fayee mais yooyu yëpp gis nañ ne ba tey taxul mbir mi nga xamante daf ñu dal ñu mën ko saafara yooyu nag si biir yooyu yëpp nag bu demee ba am nag ku nekk ngi jiiñ affaire bi naan lan moo xew
lii xew si géej bi ñu ngi koy indee côté bu ne ñëw ngi naan lii xew lan la ku nekk di ko jiñ sa morom mais loolu je pense que bu ñu demee ba si biir ñun dañ si mën a xuus pour mën si expliquer lu bari. Boucar wopp bi lañ bëggoon maanaam natt bi tey nan la affaire bi ban impact la am ci yéen si seen biir liggéey ci dem ak dikk bi ci géej bi. depuis bu mbas mi duggee ci réew mi ba jël ampleur bi nga xam ne jël na ko am na ay mesures restrictives yoo xam ne état Sénégal jëloon na ko mesures yooyu nag laal na fu ne surtout secteur bi nga xam ne moom la ñu nekk di ci yëngu muy la pêche industrielle ndax tey pêche industrielle li koy doxal mooy le marin parce que bu fekkee da nga am gaal te amuloo équipage doo mën a dem géej boo amee équipage aussi te amuloo gaal doo mën a dem géej gaal gi aussi bu demee ak équipage nga armé ko mu dem géej te amul jën aussi exploitation bi day sooxe te loolu yëpp dafa feeñ ci Covid bi ndax tey bu fekkee boo xoolee gaal gi nga xam ne dafa war a armé lu mot 25 personnes ñaar fukki nit ak juróom bu ci kenn manqué rek équipage bi day dal di sooxe te am na ay mesures yoo xam ne état bi jëloon na ko mesures yoo xam ne dañoo jig nag ñun Sénégal waaye mesures yooyu am na foo xam ne créé na ko ci activité bi ndax restriction équipage bi daf ci amoon restriction bi mooy ñu wàññi équipage bi ndax jaxasoo bi ak attroupement bi nekk biir gaal gi ñu wàññi loolu ndax mbas mi loolu aussi taxoon na ba gaal gi bu demee bu waree dem def ñaar fukki fan dina dem ba bugg a def fanweeri fan wala lu ko jéggi bu ñëwee aussi liggéey bi day daal di sooxe à partir du débarquement parce que bu fekkee le travail connexe là dafay dañ ko war a exécuter ni ñu ko war a exécuter di sooxe ci transport bi dina sooxeel aussi ci débarquement bi ndax rassemblement bi nga xam ne moom moo war a am engouement bi war a am au niveau du débarquement doo ko mën a def parce que mesures restrictives yi. am na ñoo xam ne sax ñuy ne bu yow boo egsee nga jugee par exemple tukki ji ak gaal bi boo egsee maanaam dañ lay def genre presque dañ lay def maanaam dañ lay téye maanaam 15 jours 14 jours galaa ñu lay bàyyi nga dem seeti sa njaboot pour xool ndax wopp bi dugg la ndax wala déet. waaw parce que administration maritime Sénégal dafa jëloon ay mesures yoo xam ne mesures restrictives la yoo xam ne aussi ci protection bi la bokk aussi ci xeex feebar bi loolu bokk na ci dañ doon confiner marin bi ci gaal gi lu mot ñaar fukki fan ak juróom te xam nga confiner marin fukki fan ak juróom loolu lan la wund ci affaire activité maritime mooy gaal gi bu fekkee ñëw na marin yi nekk ci biir gaal gi ñoom du ñu ñibbi du ñu wàcc du ñu jóge ci gaal gi foofu la ñuy toog du ñu gis seen i njaboot buñ toogee ba lu mot ay fukki fan wala lu mot ñetti fan ñeenteeli fan bi dañu dellu géej te bu ñu delloo géej aussi fa la ñu nekk di napp te balaa ñuy dem dañ leen di tester balaa ñuy demaat bu ñu ñëwee dañ leen di tester géej au large taxaw foofu xaar équipe médicale bi mu ñëw tester leen ba xam ndax am na ko feebar amul ko feebar ñu door leen jox autorisation ñu mën a ñëw ci quai bi bu ñëwee aussi du ñu ñibbi dañ leen di confiner ci gaal gi confinement boobu du ay fukki fan ak ñeenti fan déedéet c'est tout le long bu feebar bi bu ñu demee ba mu yàgg nag ñu tànn ci ñaari nit ñetti nit ñu yóbbu leen waaye ñu bàyyi dem seeti seen njaboot waaye bu ñu demee seeti seen njaboot aussi balaa ñuy ñëwaat dañ leen di testé waat après indiwaat leen ñu doon leen autorisé ñu ñëw ci gaal gi. boobu nag boobu ñuy toog noonu ci gaal bi prise en charge alimentaire bi nan lay demee. bon voilà looloo tax mu dugg ci dans le cadre de l'exploitation ci exploitation wu gaal gi ndax marin bi nga xam ne dafa nekk en activité professionnelle que mu nekk ci géej gi que mu nekk ci quai bi te nekk ci biir gaal gi armement bi moo koy jël en charge moo koy jox mu lekk moo koy jox mu naan moo koy faj bu feebaree mooy nemmeeku aussi ndax est-ce que am na lu mu soxlawaat leneen donc loolu def ci bokk beneen bi muy beneen mesure boo xam ne marin yi nga xam ne dañoo des à terre te ñooñu des ci biir Covid bi te nga xam ne ñëwoon nañu avant Covid bi di def activité ba feebar bi ñëw nga ne leen toog leen ñooñu liggéeykat yooyu dañ leen di fay salaire dañ leen di maintenir en salaire te fekk ñoom duñu liggéey te pour ñu remplacer ay yeneen marin foog nga defaat encore test yi ci war loolu yëpp bokk na ci li nga xam ne impacté na bu baax a baax ci activité maritime. général ku wax maanaam transport maritime munoo bañ a wax napp yéen nag nan nga leen dundee opp bi. waaw opp ji li ñu ko dundee rek mooy
métti woon na lool ndax waaye boo ñëwaan marché central poisson mareyeurs yi fi nekkoon yëpp comprendre nañu feebar bi jël nañu ay matuwaay mais xam nga loo xam dafa laa àdduna yëpp ci wàllu koom dafa laal nañu ndax jën bëreetuloon liggéey bi sooxe woon na nit ñi dañ doon moytoonte seen biir mesures barrières yi métti woon na ci marché bi ak ci marché yëpp ci Sénégal jën aussi bëriwuloon ci yooyu jamono jën tuq demee noonu comme ni mu waxee jafe-jafe yi ni amoon ci bateau yi parce que bateau yi dañuy jox jën yu jógee port am yu jógee Ndar waa Kafountine sous-région bi mais demoon na ba jën bi bëreetul mais li ci gën a doy waar mooy état wu Sénégal jox nañu lu mat 60 camions yu bees tàq jaaree ko ci DER ak ci ministre de la pêche Aliou Ndoye maa ngi leen nuyu bu baax mais taxul camions yooyu sax liggéey jusqu'à présent camions yooyu jël nañ ko mais jën mu liggéey moo bëreetul ndax géej gi ku ne xam ne jafe-jafe yi am ci biir géej gi waaw ñu bëri wax nañ nag borom xam-xam yu bëri wax nañ ne changement climat bi moo tax tey jën bëreetul mu nekk nag lu metti bi ko état xamee ne am na ay problème nag état wu Sénégal génne woon nañu 1 milliard pour financer ko mais pour crédit mutuel teg ci xaalis pour ñu mën a financer acteurs yi mais boo xoolee 1 milliard secteur de la pêche boo xoolee daanaka du dara boo xoolee ci am tuuti nañu genn wàll gépp jotuñ ci mu nekk ay jafe-jafe yoo xam ne vraiment yu métti la di ñaan yàlla rek parce que situation yi mën a yéen am moom ñun lu ñu mën a génne mooy géej gi am jën su géej gi amee jën rek oto yi liggéey mareyeurs yi jënd jaay jigéen ñi am di saam yenukat yi am lu ñu yenu baala ngi ni ku ne am looy def marché bi ñu ci biir marché bi ku ne am looy liggéey su boobaa situation dana changé mais fii ak gën amul nag situation bi pour ñu régler ko day nekk problème ndax état góorgóorlu la jox nañu oto mais boo joxee camion te camion mënoo ci liggéey dara nga gaare ko oto bu bees mais daanaka amul njëriñ boo tax li may wax rek chaque jour ñu ñaan yàlla daal fexe géej gi am jën te ñu wàññi coow li ndax te woo ba ma nekkee daal nekk xale damaa dégg mag ñi naan géej bëggul coow mu xam coow ma sax am dañ mag ñi naan arrêté leen coow li ndax géej bëggul coow kon may lancer appel aussi rek di profité daañu ci ñëwaat contexte particulier Abel mooy contexte boo xam ne dafa am tey gis nañ ne maanaam moment bi nga xam ne ñu ngi wax ne dañoo war a relancer koom-koom yéen seen budget ministère de la pêche ñu revoir ko à la baisse tey yow ban jàngat nga ci am te dañoo wax pêche napp bi dafa am solo te lu ci koom-koom donc ministre de la pêche et des transports maritimes ñu wàññi budget nan nga ko jàngatee. waaw mais mu nekk aussi loo xam ne lu doy waar la lu métti la aussi parce que booy xool Sénégal lépp loo xamante ne boo ko xaymaa si loo xamante ne koom-koom la buy dugg fi Sénégal mën naa ne man damay jàpp ne napp bi secteur bi moo si jiitu parce que li muy dugal amul lenn lu koy dugal léegi nag bu ñu ëlbatukoo ñu gis ne budget bi nga xamante ne moom lañ votaloon ministre de la pêche et de l'économie maritime ñu koy nuyu le ministre Aliou Ndoye ñu gis ne si diggante bi président Macky Sall teg benn programme ñu gis ne programme boobu président teg ñun gis nañ ñun en tant que ay pêcheurs am nañ si ay subventions yoo xamante ne am na njëriñ général Djibi Ndiaye wax na ko si côté camions yi mais ñun aussi tam en tant que pêcheur gis nañu ne chaque année 8 milliards dinañ ko jël dugal ko si carburant bi nga xamante ne mooy essence bi parce que bu ñu ko si dugalul woon mën naa wax ne kon essence bii nga xamante ni moom la ñuy utiliser kon dina cher ñun pêcheurs yi mais dugal nañ ci 8 milliards yoo xam ne chaque année ñu dugal ko si parce que moo xool sax essence bi dem na ba actuellement nii baykat yi arrosé tool yi dañuy bëgg ñëw di ko jënd kon prix bi moo abordable kon loolu mën naa ne kon budget boobu noonu subvention boobu état di si def noonu mu jaarale par ministère de la pêche kon budget boobu dañ ko waroon yokk war ñu ko wàññi ñaareel bi gilet yi nga xam moom la ñuy sol ñëpp xam nañ ne ku wax sécurité en mer wax gilet yi am nay jamono da nga daan yor 5000 francs ba 10 000 doo ko gis léegi subvention dugg si ba gilet bi léegi actuellement ñu koy jëndee à 2500 francs le prix kon boo nee nit ki yaa ngi koy jéem a def ne noo koy sécuriser mais yaakaar naa tam aussi la nga xamante ne bu ko solee bu deewee sax ñu mën ko for bu ko solee aussi mën a mucc kon kooku yaakaar naa prix boobu bu président demee ba wax ne subvention am na si kon budget bi war ñu ko wàññi parce que tamit aussi la ñuy subvention gilet bi fa la war a génnee loolu man rafetlu wu ma ko beneen ba des aussi ñu ëlbatu ko duggaat aussi li nga xamante ne mooy moteuru gaal yi parce que moteur boo xamante ne actuellement mu ngi jar 1 million presque 600 mooy 15 chevaux yi léegi ñu ne état du Sénégal boo amee acquis bi boo fayee sa permis 15 000 francs ñu dem après ñu monter le dossier boobu bu ñu ko monter ba pare acquis bi génn acquis bi bu xasee ba génn rek état du Sénégal may na la 1 million mu ngi jaaree à travers le ministre
mais nag léegi 1 million boobu mu la may yow 600 000 yi rek ngay génne te gis nañ ne actuellement nii da nga doon gis koo xamante ne banque yi lay topp yor machine di ko fay ba machine bi suux biir géej wala machine bi dem ba dee te du matal lu muy fayee kon subvention boobu ñun amal nañu njariñ kon état kon bu demee ba gis loolu ba jël 1 million di ñu ko jox subvention mu am njariñ lool ñu ëlbatikuwaat wax ne nag budget boobu nga xamante ne fa la 1 million bi di jógee wàññi nañ ko kon dama ne loolu war ñu koon wàññi au contraire dañ ko waroon jël ñu yokkaat ko parce que kër yu demoon bay nax saay si wàllu pêcheurs yi subvention boobu dundalaat na yooyu kër bañ am seen matériel te nag ku ne pêcheur ne matériel ku ko amul dama ne sa pêcheur day des wala nga nekk mool moo xamante ne moolu diggu gaaw. Boucar lu doy waar mooy maanaam au moment bi nga xam ne dañuy ne relancer koom-koom bi au plan national nañu relancer koom-koom bi koom-koom mu géej bi maanaam transport maritime ñu wàññi budget nan nga ko gisee. comme ni ko ñëpp gisee rek. muy lépp loo xam ne yokkute wala woon ñu wàññi ko dina am loo xam ne dina jur njeexital bi aussi du nekk ci côté favorable mais côté buy wàññeeku la moo tax yokk ko moo gënoon wàññi ko tout de même ku xam état xam nu muy doxee aussi mun nga xalaat ne fu ñu génnee ci Covid bi ak aussi mesures yi ñu ci defoon ak pour ñu mën a atténuer perte bi nga xam ne moom la ñu enregistré dans l'économie du Sénégal boo ko xoolee ba mu yàgg mën nga xalaat ne xanaa loolu la état Sénégal mettre sur pied pour mën a sauvegarder équilibre économique bi nga xam ne moom la ñuy dundee depuis Covid bi ba léegi. parce que tout de même am na réew yoo xam ne tey pour ñu yëngatu encore suqali ko après ci biir Covid bi réew yu doy na waar trop. heureusement Sénégal metti na lool xam nañ ko ndax foofu loolu lañu fii la ñu dundee xam li fi ne mais équilibre am na lu ñu ci maintenir tuuti. tout de même sama naat nga wax na léegi ci affaire subvention yi en matière de budget inscription budgétaire boo ko xoolee ba buñ koy def amaana priorité yi luñ ko wàññi mesure ci ligne budgétaire yooyu priorité yooyu daal waruñ ko woon wàññi en tout cas waruñ ko woon laal. beneen bi muy subvention bi aussi mu ngi yem rek ci essence ñi ngi utiliser essence bi mais aussi ñun. ñiy def pêche industrielle ñoom aussi dañu am jafe-jafe bu metti ci biir Covid bi génn nañ ci ñu ngi ci jéem a génn difficilement parce que même carburant boobu ñuy subventionné way la ñu jënd ay filet wala leneen amul ci leen loo xam ne état bi def koy subventionné pour l'industrie ñu ngi ñaan nag aussi monsieur le ministre mu xool au passage ñu di ko nuyu bu baax a baax te di rafetlu aussi plan d'action yi nga xam ne moom lay def par rapport au secteur mu xool aussi boobu côté naka la ci mën a jàppale. mu déggee sa kàddu mooy tey budget bi wàññi nañ ko président nag war na ñëw tamit dimbalewaat napp bi def beneen genre même assemblée sax su jaree ñu def ay ligne budgétaire pour mën a maanaam jàppale secteur pêche bi nga xam ne tey dañ ko bëgg relancer parce que wàññi budget bi yaa ngi koy wax ne arrangé wu leen yéen acteurs yi. non wàññi budget bi arrangé wu ñu acteurs yi moo tax ma ne wàññi budget de mën na nekk waaye rubrique yi nga xam ne moom moo dem ci acteurs yi rubrique yooyu gisuma budget bi mais waroon nañ ci prêter attention bu baax a baax pour bañ ko laal. aussi loolu buñ ko defee acteurs yi seen bopp ci li nga xam ne moom la ñuy bénéficier woo ñoom dinañ ko mën a xam mën ko téye gën ko téye aussi waxtaan bi nga xam ne moom nga tudd kuréel moom secteur moom boo koy diriger. nekk koo xam ne acteur bu responsable bu accessible nga waxtaan bi mën na bëri waaye na doon waxtaan bu am njëriñ loolu aussi maa ngi ko ciy lancé bu baax a baax. budget bi ni nga ko wàññee budget ministère de la pêche et de l'économie maritime ku wax économie maritime wax aussi transport maritime ni nga ko wàññee yow sa gis-gis en tant que acteur ci jamono bi nga xam ne dañu ne napp bi dafa war a suqaliku noo ko jàngatee. waaw li ma ko jàngatee rek mooy xam nga calcul état moom dafa naqadee xam. parce que soo demee ba xëy ñu wàññi ko xëy na am na base bu ñu ko teg mais base bi mënu ma ne lii mooy base bi mais man li ma jàpp nag ni mooy yokk li waroon def ndax tey boo xool fu mel ne marché central bu poisson Pikine wala marché Thiès wala yenn kay war nañu ko defaraat te assemblée barki de mi demee ak suñu ministre ak suñu directeur marché man maa ngi fa woon li ëpp ci député yi wax nañu war nañ defaraat marché Joola war nañ defaraat àll bi war nañ defaraat restaurant bi war nañ defaraat canalisation bi te noonu lañ ko war defee marché Thiès noonu lañ ko war defee marché Mbour noonu lañ ko war defee marché Ndar ah état nag dafa bari ay pexe parce que état mën na jël dara bañ ko def ci budget mais ñu am ay partenaires wala ñu wut yeneen yoon wala yeneen bailleurs de fonds ñu ñëw jàppale leen ci xam ne ni liggéey yi war a def parce que am na chantier yu bari nga xam ak yu travaux yu bari
yoo xam ne ni état lijjanti na ko fenn foo xam ne bokkut ci budget ministre de la pêche wala bokkut ci kii mais président de la République en tant que président dem ci yeneen réew yi dem lijjanti ko waaye ñun daal li ñu si wax rek mooy lu ñu wàññi daal nañ sóoraale ñun mareyeurs yi daal ñun soxla nañu suñ marché bi nag vraiment ñu delloo ko mu dëpp ak normes yi nga xam ne nii mooy normes yi xew ci àdduna bi. comme ni marché Dubaï mel comme ni marché parce que ñoo ay doomu aadama ñoo fa nekk te ñu ay doomu aadama lañu. fexe daal tëli yi baax fexe ndox mi di dem canalisation yi dem dégg nga ñu tax defaraat tëli bu toj bi defaraat lépp ñun moom même bu ñu wàññee budget daal loolu dañ ko lancé président de la République di ko lancé ministre de la pêche di ko lancé suñu directeur bees bi pour loolu xam ñu taxaw ci ba xam ne ni bu heure bii déwénee bu ñuy def émission bi fekk na marché bi kenn wax na li leen ci war a def. Jabel sa naataango bi général mu ngi wax ne ku wax pêche mu wax mbirum investissement mooy koppar donc wàññi budget bi yaa ngi nekk carrément waruñu ko woon def dañu waroon yokk parce que fu mu toll nii li leen di xaar moo ëpp Covid bi gaañ na leen te am na yeneen investissement am na ñoo xam ne fu mu toll nii yaa ngi doon wax ne ci Covid bi dañoo jot a gaañu arrêté seen activité tey sa gis-gis lan lañ war a xam ne buñ ko waxee njiitu réew mi mu ñëw pour mën a suqali napp bi. waaw loolu ñun dañ ciy am confiance di ko bàyyee ministre de la pêche parce que xam nañ vision am si napp bi boo gis tax ma ne sànq dañu war a yokk war ñu ko wàññi parce que vision am bi nga xamante ne am na ko ba ñun coalition bi nga xamante ne mooy CAPS ñëw ne nañ ko accompagner si vision yi parce que gis nañ ne fa mu jëm ak ñun lépp de retour après ñun ñoo koy bénéficier woo en tant que acteur moo tax sànq ma ne waruñu ko wàññi dañ ko war a yokk beneen ba sa des si biir wax général wax na ko parce que am na si ay pas mal de ay partenaires yoo xamante ne ay projet yoo xamante ne peut-être état dina ko indi mu bañ a jaaree dina jaaree nag si buntu bi par au niveau du ministère ñëw dugg comme sànq si wàllu financement yooyu ñu doon wax boo xoolee état du Sénégal si Covid bi ñu ko joxee 1 milliard DER moo si teg 1 milliard moo jox ministère bi 1 milliard muy 2 milliards ñu séddale ko acteurs yëpp ñëpp gis nañ ne lañ sa am moo wax na ko du loo xamante ne mën na régler la situation léegi nag ñun li ñuy wax daal mooy ñu ngi wax ne daal ne président Macky Sall si boppam ginnaaw nag bi mu amee confiance si ki nga xamante ne mooy le ministre de la pêche Alioune Ndoye ñun am nañ confiance bu ni mel li ñu koy ñaan daal mooy na ko dooleel. beneen problème boo xam ne mënuñoo ko ñàkk bañ a wax tey Sénégal flotte bu mu am maritime dafa am problème c'est-à-dire ba léegi jafe ne pour xayma ñaata la Sénégal am ci gaal comme gaal navire yu mag yi bateau yi ñaata la Sénégal am ay gaal yu ndaw loolu mooy problème tey ci yow sa gis-gis affaire boobu est-ce que amul incidence ci napp bi wala ci transport maritime parce que finalement duñu xam kii lan lay def lan mooy war a fa mu andi benn désordre boo xam ne seen biir secteur. waaw xam nga am na ñoo xamante ne ay coow la ñuy dundee kuy dundee coow nag du mës a bëgg coow jeex parce que gaal yu ndaw yi xayma bi xam nañ ko parce que xayma boobu noonu bu ñu demee ba ne 20 000 moteurs bu ñu demee ba wax ko rek ça veut dire que ne 20 000 moteurs boobu mooy subvention bi foofu lañ ko jëloon ñu kale ko fa. am na nag ay acteurs yoo xam ba fi may wax ak yow parce que dañu zélé gaal yu ndaw yi fi ñu toll nii man tey ji maa ngi ay gaal maa ngi samay permis gaal sama tur moo si ne numéro bi sama tur moo si ne comme nii ko oto yi amee mais tey ji boo bëggee tey beneen gaal mën nga ko defar gaal googu du am numéro parce que dañ zélé numéro yi nag ministre moo koy maye mais da ko tëj bi mooy pour ñu mën a xam kan mooy xam si secteur bi loolu mooy problème bi parce que am na si ñoo xamante ne actuellement nii parce que lii coow lii bëri yëpp ñu naan gaal yi xamuñu ñan la nangam sangam am na si ay pêcheurs yoo xam ne fi ñu toll dañu am problème xam ban problème la ñu am mooy dañu newoon si biir gaalu jàmbur dem biiru gaalu jàmbur bi ñu newoon li naan bitiku mbagg boo gis magasin moo nekk si xolam léegi yaa ngi newoon si gaalu jàmbur yow am nga sa gaal defar nga ko mais fi ne yaa ngi déposé pour am numéro boobu bu ëllëgee sax nga mën a bénéficier aux subventions yi bu ëllëgee boo rombee ñu mën a xam ne kat ne numéro bi 0041 bi comme man sama numéro ñu xam ne bii gaalu Jabel la léegi loolu amuñu ko dañ ko zélé quant à aussi tamit si wàllu bateau yi yooyu yaakaar naa làmbatu amu si parce que état du Sénégal bateau bu fi nekk rek xam na ban bateau la bateau bi kan la ak kan moo ko moom ak bateau bi fu mu jógee xam nañ ko loolu tam aussi il faut tam ñu bañ a réeral nit ñi parce que li ngay wax sànq wax nga ko si biir wax nee nga coow li bari na mais coow li lu mu bari bu ñu toogee waxtaan mu jeex xamoo ne coalition bi loolu moo ko tax a jóg CAPS boo xoolee coow lii bari ba kenn xamul kan mooy kan loolu moo tax a jóg CAPS leneen taxul mu juddu coow lee bari ñu ne kon nañ ko taxawal mareyeur bi toog pêcheur bi toog micro mareyeur bi toog armateur bi toog bu ñu toogee nañ xam kan mooy kan. léeg-léeg sax ñeneen ñi di wax naan bateau yi dañuy gis kenn koo xam ne dafa xëy nekk nationalité chinoise mu xëy rek ñu changé ko mu nekk Sénégal ñu ne nag dafa am prête-nom ci biir looy wax ci loolu.
encore une fois ma waxaat rek ci affaire état ma ne administration Sénégal dañ ko organiser bu baax du lambatu du def confusion lépp lu muy def dafa am fu mu koy teg prête-nom niñ ko mën a tuddee ku ko mën a firnde fii Sénégal xaw na néew ndax bu fekkente ne sénégalais bu mel ni Théodore Semedo dafa nekk un sénégalais de bon teint nekk acteur économique dem am société boo xam ne société de droit sénégalais la soit mu boole mu bokk ko ak étranger soit mu bokk ko moom kese soit mu bokk ko beneen sénégalais dem outil gaal parce que dafa war a def activité ci biir géej gi muy exploitation de navire ma ne loolu amul fenn Sénégal fu ñu bindee ne warul ne te amul kenn koo xam ne mën na ko def Sénégal ba dem uti ay gaal te yoruloo société. waa GAIPES li ñuy wax amul. loolu mënul am te lu tax loolu mënul am mooy li ma la wax léegi donc immatriculation boobu te aussi ma jàll tuuti boo ma ko mayee boo demee ut gaal balaa nga koy ut dañ lay autoriser Sénégal mooy xayma xool seet ndax est-ce que war état Sénégal lay wax de est-ce que war na mën a am wala warul mën a am ci condition yëpp ñu autoriser la nga mën a dem uti gaal. mooy lu général ñu ngi ci benn affaire boo xam ne tournant bu doy waar mooy ci wàllu flotte bi ni ñu koy évaluer kenn mënul xam ba léegi ñaata gaal la ñu am yéen acteurs yi jafe nañ pour ngeen xayma ko ba nga xam ne léegi désordre comme kii mu ngi koy wax sànq maanaam sama xarit bi mu ngi koy wax sànq naan léegi finalement am ngeen ñoo xam ne sax dañ leen rax si seen biir est-ce que loolu bañ a xayma gaal yi ñu xam ne lii la Sénégal toll loolu andiwul incidence bi nga xam ne tey ku nekk rek day xëy ne moom nappkat la wala moom mu ne armateur la finalement du ñu retrouvé wu. waaw te woo xam nga loolu ñu wax noonu dama yaakaar ne ñooñu xamuñu état lan mooy état état au Sénégal bépp gaal bu ne ci biir géej gi xam nañ ko dañoo fàtte ne état dafa am ñoo xam ne dañoo jàng ay inspecteurs yoo xam ne ay inspecteurs de pêche lañu am ñoo xam ne ay directeurs lañu am ay direction yoo xam ne seen liggéey du lenn lu may gaal gu dugg ci biir géej gi seen liggéey du dara lu may gaal goo xam ne da nga nekk flotte mais ñaata gaal lañ jàpp ñoo xam ne ni bokkuñ ci réew mi ñu napp ci réew mi jàpp leen fay loolu ay milliards kon bu taxawee naan xamuñu ñaata gaal la loolu xam nga ñu koy wax amuñu xam-xam ñàkk xam-xam foofu la commencé nga naan état xamuñu ñaata oto yi daw boo àggee si régime léegi ñu ne la tant de oto camion frigo moo am Sénégal boo àggee tey ñu ne la ñaata télé moo ne Sénégal ñaata rajo moo Sénégal. mais waa GAIPES waxuñu loolu de. non xam nga ñooñu nga wax man du ma sax tudd parce que su ma leen tuddee dama leen defal promotion parce que xam nga man li ma gëmul ci àdduna mooy man général Djibi Ndiaye am naa camion frigo mais jabel bu mu ko am. ah kon yow da nga jàpp ne ñoom dañu bëgg aakimoo secteur bi dañoo bëgg aakimoo secteur bi comme ñoom dañoo bëgg aakimoo secteur bi daal. bëgg aakimoo géej gi loolu yàgg na attaqué nañ fi Khoureyssi Thiam attaqué nañ fi Ali Aïdar Ali Ndoye moo bees rek mais mu doon ministre bu ñëw nga attaqué ko lu mënul nekk li koy attaqué mooy am na ñu amee gaal am naa gaal sama morom du am gaal man moo tax ñooñu seen i wax man du ma ko wax beneen bi ci def mooy def nañ plainte directeur cabinet ministre bi man maa ngi woon jabel ma woon si audience ba mais bi ñëwee ba lañ waxoon ministre bi wax ko directeur cabinet ba ñëwee si dañoo retiré plainte parce que man mënu ma am dëgg porte plainte ma ñëw ba ci demande justice justice bi nañu non waa ñoom retiré nañ seen plainte loolu Sénégal yi war na xam loolu yàggul li ma wax yàggul ma dugg sax jabel ñaata weer la 3 mois xaw ma 4 mois lay toll ñu retiré seen plainte daw devant la justice kooku bu taxawee dina waxal yéen wax ñu koy déglu c'est-à-dire nañu bàyyi caaxaan yi gis nga acteurs yi nañ dem liggéey acteurs yaa fii ci marché dara liggéey ñi bëgg a liggéey ñi ngi liggéey ñi bëgg a caaxaan ñi ngi caaxaan li ministre bi waxoon moo ci nekk borom alal yi ni ñëw xajamal bëgg a xajamal gouvernement Macky Sall borom alal yi ñëw bëgg a xajamal ministre secteur de la pêche ñooñu ñoo war a arrêté gis nga acteurs yi bu ñu seetaane ñun dong benn acteur du jël fay hôtel yi ñuy fay ñun fayuñu ko yaa ngi dégg dafa am ay ñoo xam ne ay alal lañu yore ay milliards lañu ñooy fay hôtel yi ñooy joxe tiset yi ñooy joxe lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu secteur bi ñun rek dañoo xam secteur bi li fi xew yëpp kenn ñu yóbbaale si ay caaxaan dégg nga même te maa bëgg ñaan Alioune Thiam moo gën a néew ay bateau ci biir port bi am na yeneen armateur employé yu ne ci biir port bi seen i gaal mais bu gisee benn nit boo xam ne ni xëy na moom wàcc na secteur bi nañ lëkkaloo mareyeurs yi lëkkaloo pêcheurs yi comme toogaay bi ne am ni jabel pêcheur la ban mareyeur la xanaa ñun kenn du na ñun bokkul secteur la pêche
Bokar animateur la woyee na plateau bi wane na ko mooy ñun ñii dañuy toog di waxtaan jafe-jafe yi mais à chaque guddi man dañ ma envoyé ay message sama jabar day mel sax ba 1h dama 2h ay mool di ma envoyé ne ma gaal sangam yàqal nañu gaal mais dama ko yónnee président su koy président Alioune Thiam daan gaal gi diwoo ko moom wala nanga moom def ci ay jéego kon loolu moo tax ñu parce que bu ne man xaw ma gaal yi mais moom mi ngi ci biir port bi mu ne dama bëgg xam Sénégal yi xam ne président la sax laa xam ne su fekkee ne ministre de la pêche bu mu indi teg ko ñu def lii mu dem Sénégal du mës a am ministre de la pêche te jafe-jafe yi ñu am du mës a jeex nañ bàyyi caaxaan yi. Jabel tey mënuñoo wax aussi transport maritime yokku mooy gaal yi dox te fii léegi amuñu ressource halieutique bi mooy jën bi te gis nañ ne jën bi léegi dafa raar ci yow lan lañ war a mën a def pour jën bi ñëwaat ñu xam ne ni vraiment jën dina am en quantité pour que ñoom ñu mën a napp ñeneen ñi tamit mooy ak ñi di def activité connexe yi mën a gis seen bopp. waaw jërëjëf loolu ñun dinañ si sawar loolu pour tontu si mooy sànq rek dama doon wax sànq ma ne la ñun boo xoolee kuréel gi ñu yor looloo ko tax a jóg parce que gis nañ ne géej gi fi mu newoon newatu fa gis nañ ne produit muy jën wi raar na ñu ngi koy jiiñ ku ne bu teyee ñu ne bateau yi la bu ëllëgee ñu ne changement climatique bi la bu ëllëgee ñu ne ñun pêcheurs yi la parce que boo xoolee am na si ay mauvais pêcheurs yoo xamante ne ñun ñu ngi koy def te gis nañ ne baaxul si géej da koy yàq gis nañu aussi ay bateau yoo xamante ne actuellement nii ñu ngi def noo xamante ne tax na ba ñun acteurs yi ñu ngi naan ñii ñoo ñuy yàqal léegi si biir loolu yëpp nag coalition bi loolu moo ko tax a jóg mooy coalition des secrétaires de la pêche si la ñu ne tant que tooguñu je pense que ne mënuñu am solution te solution bu amul je pense que mënoo régler. kon il faut ay assises de la pêche. ñu assise bon fa lañ jëm mais si biir loolu nag fekk na CAPS jiitu na leen si mooy li ma la doon wax sànq parce que CAPS coalition bi actuellement fi ñu toll nii ña daawul toog yëpp ñu ngi toog te toogante bi biñ ko commencé def ba léegi ñu ngi dimbalante ñu ngi maytunti te aussi ñu ngi ay solution naka la ñuy def ba géej gi fa mu newoon démb mu nekkaat fa permettre na ñun jël nañ ay ndaa sóob si biir géej gi mu mën ñu indil ay pulpe jël yemuñu si jël nañ bateau aussi tamit dem sóob ko si biir géej gi mu mën ñu indil bu ëllëgee ay jën parce que gis nañu dëkkuwaay manqué na si biir géej gi yemuñu si ñu ngi xool ñi nga xamante ne parce que ñëpp nañu xam ne mool yi amuñu parce que assurance maritime amul fenn am ñu ko fi jéemoon tenté réussir uñu ko mais gis nañ si biir loolu mais ñun suñu biir nii gis nañ ne léegi mool mi bu demee léegi yàqule léegi CAPS si biir te gis nañ ne mbooloo mooy doole ñu ngi lay jàppalaat ba suba nga mën a pariasowaat dem géej kon yooyu yëpp solution yooyu yëpp CAPS indi na ko ba ñu ngi si taxaw di si régler la situation CAPS nag amul bateau parce que des fois dama koy dégg wax nga ko sànq ba tudd ay gars pêcheurs yu demee noonu CAPS amul bateau loolu encore une fois fépp fu ma waxee du ma xaar sañu. kon ay armateurs ñoo bokk ci biir CAPS. dafa am armateur yu bokk si biir CAPS am pêcheur comme man ma bokk si biir CAPS am mareyeur général ji bi yaay bokk si biir te ñu nag ñàkkuñu fayda de li ngay gis ni am na si loo xamante ne armateurs yooyu joxuñu ñu dépense moomuñu ñu bokkuñu aussi tam façon ni ñuy nappee buñ gisoon ne ñoom actuellement li ñu yor dañ ko bëgg écraser wala ñu bëgg ñu ñun teg ñu tànk ñun duñ ko nangu mais bi ñu gisee ne toogaay bi mu amee yëpp ñu ngi gis ne géej gi fa mu newoon démb bu si ñëpp àndee ñu ànd seex le ministre de la pêche ak muy état bi je pense que mën nañ delluwaat fa ñu newoon. Boucar affaire bu doy waar boo xam ne ñu ngi koy wax sànq mooy si diw kii marché na ma sur ma langue mooy Jabel mooy problème majeur ne napp bi dafa am rareté des ressources te bu amul ressource halieutique mooy bu amul jën. transport maritime du dox parce que il faut nga dem napp ji jox ki nga xam ne mooy maanaam mareyeur bi moom mu mën a jaay gis si boppam keneen ki nga xam ne tamit mu ngi si marché bi xëy na moom mu ngi def yeneen activité indirecte mooy maanaam jaay ay mbuus wala jaay ay saak parce que moom emploi indirect la léegi yow si yow lan lañ war a def pour mën a gis jën bi parce que jën bi moom mooy problème majeur. rareté jën bi moom. waxuma sax koom-koom bi tout simplement mais day impacter encore en plus ci nourriture sénégalais yi ndax sénégalais boo xam ne depuis l'antiquité ba léegi sénégalais li mu gën a bëgg mooy jën te aussi dafa bokk ci loo xam ne lu baax la ci doomu aadama bon impact bu mu manqué dina laal ba laal foofu dina laal aussi ci li nga wax yëpp mais CAPS solution am mooy ni ko sama naatango Jabel waxe léegi industriel bi ak li gaalam rafet ak li équipage am mët ak li ay bureau am rafet ak li mu am an këyit te mënul am capture liggéeyam du dox te capture bi mooy jën bi bon fexe ba jën bi ñu jàpp li nga xam ne moo koy reproduire loolu moo soxal mool bi moo soxal mareyeur bi moo soxal aussi industriel bi CAPS nag jël ay proposition ndax xam nga CAPS wax naa la léegi ne organisation socio-professionnelle la
bon amul décision boo xam ne daf koy jëlal boppam dugg ci biir géej gi di def lu ko neex ak lu mu xalaat day ànd ak programme état bi ñu gis nag ñun doy nañu ba tax CAPS doy na CAPS ba tax CAPS dugg ci mooy suqali koom-koom bi kii bi ressource bi suqali ko nag bokk na ci lépp loo xam ne surexploitation bi ministre gis nañu mu teg ci tànkam mooy tey fii ñuy waxe tey ci datu tey bii boo ci gaal gi lu mot ñaar fukki fan ak juróom te xam nga confiné marin fukki fan ak juróom loolu lan la wundu ci affaire activité maritime mooy gaal gi bu fekkee demee ci port Dakar nga wër quai bi di nga fi gis ay gaal yu bare yoo xam ne taxaw nañ te gaal yooyu dañ doon napp ci géej gi di indi jën li amaana du ñoŋal ressource bi moo tax ministre def ko du sax loolu mais conditions yi nga xam ne ñoom lañ doon nappe wa ila këyit yi nga xam ne am. mais est-ce que du pollution bi parce que gis nañ ne ni mu mel nii comme xam nga port bu njëkk ba da doon ñëw ba côté Hann presque ak pollution bi nga xam ne moo am ci réewum baie de Hann est-ce que du loolu parce que tamit ñiy ñëw fii di jeter ay déchets toxiques ak yooyu contribué wul à rareté ressource bi tey. bon en fait dama doon wax rek ne d'abord loolu bokk na ci li nga xam ne moom la mesures yi nga xam ne moom la suñu ministère jël te mesures yooyu ñu di ko saluer métti na ci ñun nag industriels yi parce que gaal la ñu waxuñu pirogue te gaal yi taxaw na leer fii képp koo xam ne am nga ay papier yuñ la laaj ay këyit yuñ la laaj wa illa nga dugg ci géej gi di ci def la xam ne naka sa dul noonu ba ñu jàpp la ba téye loolu moo téye sa gaal waaye du ministère du présidence du keneen du ANAM du direction des pêches kooku ci ñun ñii la ñun industriels yi léegi nag CAPS aussi ci loolu wax ci pollution bi am na ay solution yum ci proposé. dañ ci ñëw solution yi dañ ci ñëw Djibi Ndiaye mu ngi war a wax mbirum solution te tamit maanaam tey lan nga xam ne buñ ko defee napp bi dina dellu fu mu nekkoon demee dikk bi bu aajoo si géej bi ku nekk dina si gis parce que tamit boo xoolee transport maritime dafa am activité connexe mooy luy mel ni mareyage yeneen ak ñi nga xam ne tey fii ñu ngi daan seen doole ci marché yi fépp fi nga xam ne mu ngi. waaw li ñu war a def moom yaakaar naa ne su ma naataango Jabel wax na ko parce que nee na am na mool yoo xam ne ñu ci ay nappkat lañu ay gaal yu ndaw lañu yor ñu ngi napp yoos jënu sew boo xam ne nii ba duñ ko napp ñu ngi jël façon nappit bu bari boo xam ne ni ñun borom gaal yu ndaw ñoo koy def mais xëy na am na borom bateau yu mag itam ñu ngi nappit bu bon yooyu yëpp dañ ko war a xool càmbar ko li xam ne ñun nag def na ko ci muy solution muy CAPS def ko mooy comme ni Jabel waxee fexe nañ ba wut ay ndaa di tëmbal ci géej gi fexe nañ jël bateau tëmbal ci biir géej bi loolu état wu Sénégal daf ko war a yokku nag jéem a fexe ba bateau yooyu xam ne ne ñëpp d'accord ne bateau yi suñ ko tëmbalee gaa ji ni am fu nan day am fu dëkk. kon waxtaan daal moo war a jur affaire yi waxtaan daal nga gis ne moo mën a régler problème. waaw gis nga waxtaan mooy trouver solution gis nga man gëmuma ñii taxaw fee di sànni xeer ñii taxaw fee di sànni xeer loolu coowee bari rek te gëm naa ne ñuy def loolu sax dafa taxu leen jóg gis nga defar boo tax a jóg sa ministre bu la wooyee ne la kaa ñu waxtaan da ngay dem wuyu ko mu wax la nga tontu ko parce que xamoo lan la bëgg a wax mais bu fekkee ne nga ne damaa bëgg defar presse bi nga ne man su ma Macky Sall wooyee du ma dem su ma Alioune Ndoye wooyee du ma dem su ma directeur marché central poisson wooyee du ma dem da ngay taxaw guddee ba ci ne yàq nañ presse bi te yow yàq presse boobu wootoo benn réunion wala benn ndaje ne kaay leen ñu waxtaan maam dama tefes gi woo mool yi ne vraiment nappin bii nañ ko changé man li ma gisaat mooy sabotage laay gis ñi xam ne ñooy def loolu. Jabel maanaam tey sa gis-gis solution lan la ci wàllu transport maritime ak napp bi. jiitu mooy waxtaan bu ñu toogee waxtaan rek boole xel yëpp juum mën na ñàkk te loolu nag président Djibi Ndiaye wax na ko le ministre Alioune Ndoye woo nañu si ñun des fois sax en tant que acteur boo déggee ñuy wax da ngay yaakaar ne ay techniciens ñoo toog ñuy wax. parce que lii waral loolu mooy bim ñu wooyee dafa teg direction am yëpp kenn par penn ku si nekk la nga xamante ne yow sa domaine la nga wax si ñun ñu dégg moo ñuy permettre tey ñu mën a toog ñun mën a waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo leen ilif kon boog ñun ni mu ñu wooyee ba ñu mën a dem ba comprendre ne bu ñu toogee waxtaan boole sunuy xel boole sunuy doole solution mën na am ba situation yi ñu mën ko régler ñu man siy def appel ñëpp ne bu ñu toogee ñun ñëpp comme ñun ni ñu toogee parce que am na vision
am na vision te aussi tamit maa ngi lay benn affaire li ngay gis ci bateau yee surveillance bi mauvais pêcherie bi yëpp boo ñëwee si portable pour wax ne doxu ko sax nit moom mu ngi koy. sama réalisateur mu ngi may signaler sa kàddu bu mujjee lay wax acteurs yëpp ci wàllu kii te ñu ngi jege at bu bees tamit. waaw li may wax mooy di leen gërëm rek. parce que lii tam aussi war na di bari ndax buy bari fa nit ñu jotewul pour toog je pense que yéen mën ngeen ko fa yóbbu kon ñu ngi leen di gërëm bu baax te di gërëm bon seen kii bi di Walfadjri di ñaan yàlla gën leen dëgëral. Paala bu gën a sànni benn kàddu galaa ñu ñëw ci Boucar pour ñu kii waxtu bi xoj na. sànni kàddu yu ngërëm la rek ndax CAPS ci général Djibi Ndiaye lañ ko xamee waaye liggéey bi muy liggéey wax dëgg yàlla képp kuy dégg wala nga am xam-xam wala nga yàgg yëngu ci CAPS boo gisee li CAPS di def war ngaa xam ne ñii tegu nañ ci yoon kon nag ñi ngi leen di tàllal loxo bu baax général Djibi Ndiaye nag mi ngi massifier lu mu mën ñun ñëpp moom moo ñu xamal CAPS lan moo fa xew di massifier di dugg ci nit ñi wutal nu ay carte ba ñun ñëpp tey ñu bokk ci CAPS doon ay membre Boucar tey solution bi lan la vraiment ci économie transport maritime ak napp bi lan mooy solution. L'activité connexe yi nga xam ne mooy am ci par rapport que pêche bi tax na ba transport maritime am solo lool ndax bu dee transport maritime tey boo jëlee gaal gi gaal gi daf koy transporter te bu koy transporter ci biir transport la dugg te bu ko indee aussi def koy wàcce te bu wàccee aussi dara koy génnee port bi te li koy génnee port bi aussi transport maritime la transport lay doon toujours dans le domaine maritime te biir loolu aussi dafa regrouper ay nit ñu bëri parce que boo xoolee manutentionnaires yi minimum gaal bu ñëw minimum li mu ciy débarqué ay 50 personnes ñoo fay nekk par débarquement boo xoolee aussi camionneurs yi minimum plus de 30 à 40 camions dañu ñëw di transporter di dem boo xoolee aussi les portes conteneurs muy lu ñu wax calmar à l'époque da nga doon gis benn calmar muy dox mais boo demee tey au niveau du port di nga gis au moins 4 à 3 calmars yoo xam ne ñu ngi dox donc transport maritime mu ngi dox bu baax a baax CAPS nag am na beneen vision boo xam ne am na ci solo lool muy pollution bi nga wax léegi mu ngi def ay daje. semaine bii rek def na ay daje yu ay waxtaan pour mën a xool naka lay dugg ci pollution bi ndax affaire mbuus yi nekk foofu impermé ak yooyu pour ñu mën ci def benn opération loolu aussi CAPS ngi ci moo tax lii lu am solo la. d'accord Djibi Ndiaye. ñuy sant déjà ñu la gërëm di la sant di gërëm aussi Walfadjri bu baax a baax a baax et éventuellement di gërëm aussi ñi yor média yi et di wax ne CAPS est disponible fuñ ko woo. luñ ko laaj ci napp bi luñ ko laaj ci organisation socio-professionnelle il est ouvert pare na pour di ko def di ci ñaax nag suñu président mu gën a góorgóorlu gën a yokk jéego yi parce que li muy def bu doon yàq la di ñu doon ay magum jëm di défendre programme bu mel noonu. sa kàddu bu mujjee Djibi li nga xam ne buñ ko defee ñëpp gis seen bopp. waaw sama kàddu gu mujj rek mooy li xam ne bu ñu ko defee suñu bopp rek mooy ministre de la pêche maa ngi koy jox yóbbante mareyeurs yi mooy 150 camions yi xam ne yor na ko yu bees tax. mareyeurs yi ñi ngi xaar pour ñu jox leen pour ñu mën a fexe Sénégal yi fu jën am ñu mën ko fa yóbbu di sant rek directeur bi xam ne tey mooy jox fii pour ñu toog fi pour def émission bi di gërëm Théo Walfadjri di commencé directeur général ba yëpp ku ne Walfadjri daal ñu ngi sant di sant itam ñi ma bokkal plateau bi yëpp ñoom Pala sama jar baat ak ñoom ñëpp daal maa ngi leen di gërëm di rafetlu waxtaan bi. di gërëm aussi Abdoulaye Diouf Sarr ndax Abdoulaye Diouf Sarr ba ma gërëm ko mooy daf ma defal teraanga parce que dama am soxla si service am mu defal ma fi teraanga moom xam na ko man xam naa Jabel xam na maa ngi koy sant bu baax occasion la pour ma gërëm ko di sant daal mboolem mareyeur ak pêcheur ak borom bateau yu nekk ci Sénégal. waxtu bi xoj nañu Djibi ma fàttali yéen ngi woon seen émission autotransport ku wax autotransport nag mooy émission bi nga xam ne day am si la voix des sans voix muy Walf TV di leen jukkul lépp luy xibaar ci wàllu demee dikk bi muy jaww ji. géej bi wala tali bi tey nag ci mbirum géej bi lañ doon wax moo tax tey ñu dalal fi ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ci wàll bi mooy waa CAPS coalition des acteurs de la pêche du Sénégal ma nekkoon ak sama xarit bi Jabel ak ki ñuy wax Boucar Diouf ak kii di Djibi Ndiaye ak Pala tamit mi nga xam ne fii mu ngi ci marché central au poisson may ñuy gërëm au passage di sant directeur bi Kajali Gassama bi nga xam ne moo ñu permettre tey ñu daal di def émission bi may wax na ñu ngi ci jege fin d'année bi ñuy wax nag xale yu ndaw yi ñoom tamit di leen wax joyeux Noël parce que tamit ay xale ay sunuy njaboot yëpp nañ leen wax joyeux Noël waaye tamit ñuy wax tamit ñi nga xam ne sunu mbokk chrétiens yi ñu leen wax joyeux Noël waaye tamit ñuy wax déwénati képp ki nga xam ne nag mu ngi nekk ci wàllu yëngatu ci wàllu dema dikk bi muy géej bi jaww ji wala tali bi ñu leen di wax yal na yàlla def jàmm Sénégal
at bi du bees yàlla na yàlla ñi nga xam ne ñoo feebaroon te yëngatu ci wàllu transport yàlla na leen yàlla may wër ñu gis ci seen bopp ba liggéey bi gën a dox ñëpp gis seen bopp Sénégal ñëpp am jàmm ñu ngi leen gërëm di leen sant war salaam